alors rubrique immobilier Khoudoss comme ni ñu ko annoncé tout à l'heure ngay waxtaanee li nga xamante mooy plan Orsec mu ne dañ ko déclenché waat jamono ji ndax inondation yi ñu nemmeeku. waaw xam nga loolu c'est pour la gestion des risques catastrophiques. ñu gis na nag ci jamono bi ñu toll nii ci semaine bi ñu génn nii daanaka inondation yi ak taw bi bu tawee tuuti rek daanaka Ndakaaru day bloqué rawatina ci yenn. région yi du Sénégal amoon nañu fas yéene waxtaanee ko ak spécialiste nga xamante ni Ousseynou Sakho xam-xamam màcc ci li ni mel waaye dafa accuser retard xëy na peut-être mu dab ñu balaa ñuy jeexal waaye laataa loolu dañuy dem seetaan benn reportage nga xam ne sunu correspondant mu nekk banlieue bu Ndakaaru Théodore Semedo moom moo ñu ko defal ci wàllum inondation yi Charles su fekkente ne élément bi taxaw nañu dem seeti ko. gannaaw bi nga xam ne jëwriñ yi ñu dénk wàllu biir réew bi ak ki nga xam ne ñoo yore wàllu assainissement Aliou Ndiaye Serigne Mbaye Thiam ñëwoon nag ci prépp yi nga xam ne ci banlieue bi dafa am mbënd jaaru quartier Jàmmalaay bu Kër Massar naxari na askan bi fay yeewoo. waaye dama bëgg ku ñu xettali ku ñu seetal mag bu dee wax ba jaax na boo xool jeex na ñun ñëpp. metti rek ak sonn ak jaaxle. li ma gën a metti nag tey mënu ma ko sax wax li ñu indi ministre bi ba ci kaw tali bi yemloo ko foofu te mënuñu ko bàyyi mu dugg ba ci biir ñun quartier Jàmmalaay dañoo sonn ak Daaru Rahman ku nu jàppale te yàlla tax la nu bëgg. nee nañ ñëw na ba station bi am ñu ko dogale foofu ni ko ndox mi jeex na fi te ndox mi bougé wul mi fi métti rek la ñu dund ba ci suba rek femme boo xamante ne mi ngi daanu ci biir ndox mi nar a dee tey. fii de kër yu bëri ak mbedd yi ndox bi daf leen nangu lu ci gën a doy waar sax bi nawet bi tàmbalee ba tey yenn bâtiment yi day jot a màbb ba ay nit am si ay gaañu ba tax askan bi jaaxle. fii nit ñi fi nekk seen bâtiment yi di daanu seen kaw néeg yi di seeb ñëpp a sonn ñetti bâtiment daanu na fi seen néegi sey xam naa 3 lañ te dañ leen fee jële sax parce que tamit du ñëpp ñoo bëgg ñuy wane seen biir kër yi tiit jaaxle lépp la nu boole ndax tey bu fekkee dangaa dëkk foo xam ne oto du fa dugg moto du fa dugg tiitaange wees ay doomi aadama lañ dañuy feebar ñaanuñu ko yàlla na yéex ku dee tamit loolu daf fi am ñu nag moom ñoo kon fan la oto di jaar di dugg ñooñu dee bu mu toll nii mere ba fa tuusi Moustapha Meng bi ñu jàpp sonal ñoom ñu ngi sàkku ci jiitu réew bi ñëw dimbali leen dañoo bëgg ku ñu jàppale wax dëgg saay daal gisuñu kenn cele mais tamit boo dem naa këram ñaari yoon gisuma ko baaxul mun ma saw mun ma def dara kon nag ku ñu yar gisuma ko dégguma ko dafa fi dara la fi deful gisuma maire dégguma maire waaye dafa bëgg ku ñu xettali ku ñu seetal ñu jàppale te yàlla tax la nu bëgg du affaire politique du affaire dara ndox kenn du ko politiquer ñu ñaan président de la République ak ministre bi ñu fi indi démb Aly Ngouille Ndiaye ak Serigne ñëw fii ci quartier Jàmmalaay ci Kër Massar nit ñi sonn nañu dee nañu ñu maire mi benn mbedd ñoo ko bokk mais gisuñu maire dégguñu maire amaluñu njëriñ franchement te bu ñu amaloon njëriñ dañ koy gis mu taxaw ñun bokk ak ñun naxar ñun waa Jàmmalaay ñun xamuñu maire ndax dafa lu nu dara ñun xamuñu ko de dem nañ këram du benn du ñaar ñu ne dafa dem tukki ji mais soo tukki jee ba ñëw war nga génn wàcc ci terrain bi xool ba xam nit ñi lan la nekk ministre yi nga xam ne noo yore problème mu ndox mi nan ñëw kër Jàmmalaay gii ñu ñëw xool yàgg sama doom bi mu fi gaañoo sareet lañ ko génnee dem robi ji ko sama wàllu bopp man faale wu ma waaw parce que bu ma faale woon bu ma solee sama daal ba dugg biir këram war na ma ne na nga def luy saytaan mënu ko canal lan bëgg ñu defal ñu canal waaye gala autorité yi ngànk nguur gi di leen ñëw dimbale askan bi di yeewoo Jàmmalaay Kër Massar fu mu toll nii am jafe-jafe ci mbënd bi nu mu leen sonalee si la ñuy xuus te am njort ne dinañ am gàllankoor si seen wàllu wér-gu-yaram mag bu dee wax ba jaaxle na sama xol jeex na ñun ñëpp ñii ngay gis ci kaw mënuñoo génn mënuñu def dara fa lay yendu ak doomam yi bu ñu jox ko ay bot muy xuus di yéeg ak a wàcc dafa métti ki leen jox ko yéen alors lii moo nekk donc reportage Théodore Semedo mi nga xam ne moom moo ñu ko defal foofu la ca banlieue bi ñoo ko gisandoo ay famille yi nga xamante ne ñu ngi xoos ci ndox mi alors ce qui est important c'est que booy seetlu Macky Sall moom bu mu ñëwee 2012 dafa am ay programme yu mu tëral ci wàllum assainissement donc mu nekk première phase 2012 2014 ensuite 2014 2017 ñu ngi ci dernière phase bi nga xamante ne mooy 2017 2022 mu toll nag ci li nga xamante ne mooy 750 milliards nga xam ne moom lañ jàpp ne bu ñu ko fi dugalee daanaka Sénégal war nañoo mën a pare ak inondation ndax réseau d'assainissement bi dañu koy defaraat tax na ba président Macky Sall ne il faut que mu auditer waa ONAS parce que ñoom ñoo yore wàllum assainissement bi waaye li ci am solo mooy yaakaar naa ne audit bi am na solo waaye it jël la responsabilité parce que
directeur bu fi toog nga xamante ne at bu ne c'est la même chose askan wi la ñuy dund je pense que avant ngay auditer da nga war a am ñoo xamante ne sax da nga leen a war a virer. parce que aussi c'est koo xamante ne tu ne fais pas de résultat on n'est pas là contre le DG de l'ONAS ça faut mu clair. mais c'est-à-dire que dafa am ay responsabilités yi nga xamante ne pour man bu fekkente ne dem nga bu mënatoo au moins nga delloo quoi parce que. ba léegi daanaka ak koppar yi ñu dugal yëpp ci wàllu assainissement taxul sénégalais yi tàggatoo ak inondation xam naa ne dina am ñu bari ñu naan ñii fa ñu dëkk xëy na waruñu fa dëkkee mais kan moo leen di joxe autorisation ñu fa dëkk c'est avec la complicité de l'État amul kenn ku fi ñëw rek di tabax te amoo benn autorisation de construction donc ce sont des lieux yoo xamante ne c'est pas habitable on aurait dû voulu avoir koo xamante ne bon peut-être que spécialiste en aménagement du territoire mais li nga xamante ne moom la ñëpp di gis xam nañu ni ci réew bi nga xamante ne ñu ngi koy jeebaane fu ne naan Sénégal émergent quand même image bi nekkul image bu rafet. c'est vrai Khoudoss li nga wax man je pense que état mooy dafa nekk mooy responsable lii nii yëpp parce que des zones yoo xamante ni auparavant ay soit lac moo fa nekkoon coach wala yoonu ndox ñu permettre ay nit jox leen ay autorisation de construction ñu ñëw daal di fa tabax je pense que nit ñooñu duñu ay fautif avant ñoom état moo nekk fautif ba pare parce que ñoom moom moo leen jëkk a jox autorisation de construire ci lieu yi nga xamante ni fa lañ dëkk ba lii nii dal leen fa. xam nga état moo nekk fautif. au début jusqu'à la fin. amul lenn non parce que comme ni nga waxee ñi fa dëkk foofu yoonu ndox la gis nga yoonu ndox munoo ci dara. yoonu ndox munuloo ci dara dégg nga noo def ndox bi dina ñëwaat kon nag yow mii nga xam ne yow mii yaay nguur. yaa xam suufu Sénégal yaa xam fan moo baax tabax am na fii xam nga gis nga ñoom tabax fenn nit ki xam nga lu mu am day def autorisation non demande autorisation de construire waaye yow mi di koy jox ne ko foofu dafa am ndox kenn du fa tabax waaye déedéet gis nga ñoom ils s'en foutent seen yoon ne ko ci problème mu ONAS ñu ñëw ci problème ONAS ak Macky Sall bii mooy troisième directeur ONAS bii mooy troisième bi ñoom ñëpp ku mu essayé nga lajj ñoom ñëpp a lajj ki fi nekk ni dafa lajj parce que xam nga gis nga boo gisee bu ma nekk waa dafa échec dama cee xam dara man damay fële HLM suñu koñ dañuy am problème bu mel nii damay woote waa ONAS déjà da nga leen di woo boo leen wooyee tey dinañu toog une semaine wala 2 semaines soog a ñëw intervention da nga def loolu wala jaat na intervention balaa ñuy ñëw 3 semaines au nom de damay woote seen numéro bi maa ngi ak seen numéro yëpp da ngay woote ba sonn waa koñ ba yeneen dëkkuwaay yi loolu la ñuy wax ne nañ dañuy woo waa ONAS bu ñu waxee boo wooyee service départemental bi da lay naan aw ma oto wala aw ma matériel xaaral ma woo central day woote central leen di boîte bi ñoom ñu leen di tax xam lu léegi nag ndox boobu bu fa defee trois jours rek ndox bi day dem ba verte bu vertee xam nga lu muy def léegi maladie la. mooy indi maladie yooyu yëpp. en plus dañ koy jiñante ci seen biir parce que mës nga ma fa yebal. ma dem def reportage. mooy bi koñ bi taawee noonu. mais boo leen owee ñoom ONAS dañ naan non du ñoom waa terre bi la travaux terre bi moo tax foofu. ndox mi daal di fa yegg si. kenn du nangoo jël say ay responsabilité moom laa xoolal Khoudoss xam nga man lan laa gëm. mooy que l'état du Sénégal xam ne que dafa échec Macky Sall parce que Macky fekkoon na ko fii temps Wade. il était au pouvoir il était dans le gouvernement il était chef de gouvernement kon xam na bu baax problème bi muy laajee pour ñu fal ko yu mel nii moo taxoon ñu fal ko. pour mu mën ko saafara mais Macky Sall saafarawul dara ci dëkk bi. te amul lenn loo xam ne Macky Sall saafara na ko ci dëkk bi. wax leen nag lenn loo xam ne tey jii Macky Sall saafara na ko. du fi lañ doon wax xam nga. ci même siège laay dem ci yow location yi affaire location yi anamu tey jii. moo gën a pire léegi dafa gën a pire. anal na fi Macky Sall saafara ba tax na mbënd bi ndox bi
bu tawee am na ñoo xam ne ndeysaan bu tawee gis nga am na koo xam ne mu ngi doon jooy sànq. mais gis nga kooku di jooy. kooku di jooy moo yee jooy parce que dafa metti am na ñoo xam ne tëddatuñu ci lal seen kër dafa inondé am na buntu kër yoo xam ne boo ko gisee yow da ngay ne non mais attends yow lii fan la nit di aw pour génn. kon nag audité gis nga yëfu kii yooyu tappale yooyu lañu bàyyi ay audité ay nangam non kenn demandé wul audité xam lu ñuy demandé saafara benn yoon mu jeex. saafara bi man je me dis que lenn lañ war a jëkk a def mooy l'homme qu'il faut à la place qu'il faut déjà Macky Sall moom ba muy def campagne am loolu la jël def ko credo wam di ko waxee fu nekk mais je pense que dafa bàyyi ba ñu fal ko mu def doxalee neneen bu doon dafa jël l'homme qu'il faut à la place qu'il faut tey xëy na du demee nii la Sénégal ñi saaxo bañ ko jëlee teg ko fële ci ONAS ak léegi yàggul. mais on peut dire que mu ngi rencontrer ay difficultés yoo xamante ni tey jii kenn mënu ko expliquer askan bi yëpp dañoo sonn am na ñoo xamante ni tey jii bu xasee ba xiin rek seen i nelaw jeex na. et je pense que par exemple yow benn cas bi nga doon joxe que ba nga wootee ñu naan la waa TER bi la TER tey jii mën nañ ne projet la boo xamante ni état du Sénégal moo ko fi teg. normalement avant ñoo exécuter seen ay travaux waroon nañu nekk de mèche ak waa ONAS peut-être def étude de terrain xool lii est-ce que buñ ko defee du am benn impact ci côté assainissement wala mu am njeexital boo xamante ni xëy na dina lor askan bi. donc je pense que manque d'efficacité daal moo waral tey jii lu ni mel. foofu laa bëggoon wax sax nga baal ma rek. gis nga foofu. waxu tappale la. naan terre bi avant terre bi da doon inondé. da doon inondé kay waaye. da doon inondé dañu bàyyi tappale bi. avant terre bi da doon inondé. mooy fuite de responsabilité. loolu la dañuy daw. avant terre bi laa wax man Medina Gounass Pikine boo fa duggee Yëmbal Caaro yooyu yëpp avant terre bi da doon inondé Tëngéej da doon inondé après inondation bi dafa yàgg. dafa yàgg Sénégal mu nga commencé depuis ñi fi ñëw ñëpp président yi fi ñëw ñëpp kenn réglé wu ko nañu wax dëgg. commencé ko ci Abdou Diouf la commencé. comment ñëw Ablaye Wade ñëw Macky Sall ku ci nekk dañ la wàccee fan la yow pour nga régler problème boobu mais kenn réglé wu ko Wade réglé wu ko nañoo wax dëgg Macky Sall laa ngi nii réglé wu ko mënu ko réglé di dem ay vacances des vacances. looloo tax nag ma bëgg a laaj Khoudoss est-ce que plan Orsec bii nii ñu déclenché waat dina régler le problème parce que plan Orsec yàgg nañ koo dégg ñu koy indi ci réew mi ngir xeex inondation mais boobu ba tey mi ngi gën a yokku est-ce que avec président Macky Sall mu bëgg indiwaat plan Orsec yow xalaat nga ni plan Orsec bi dina marché. xam nga ñun Sénégal dañoo toll fi nga xamante ne ay des mesures je peux dire même sensationnel la ñuy jël. dañuy toog ba dara bu xewee. après ñu génn dem fu mu xew def fa ay manifestation politique woon suñu sympathie. fa lay jeex. ñu annoncé nag ay des milliards et des milliards. mais tey par exemple man dama dégg Lassana Gagny Sakho DG ONAS muy def ay bilan naan def na ay progrès. loolu kenn weddi ko mais le progrès bi nga xamante ne moom la def ak xaalis bi ñu ci dugal. booy seet la proportionnalité di nga fekk ne c'est pas le rapport est désolant. parce que milliards yu ñuy dégg yu ñuy duggal ci mbir mi te ba léegi mosuñu ko saafara benn yoon da ngay dem par exemple sorewul sax fii nii sunu bunt fii. yarax fii booy kii nii da ngay gis ci tali bi ndox mi di ball di jóge ci réseau yi. ñun boo demee parcelle unité 5. depuis hivernage bi commencé ba léegi ndox mi day balle ci canaux yi di dugg terrain bi fa nekk saa gars yi amatuñu fu ñuy jouer parce que ndox mi ngi fa di taal. c'est-à-dire que c'est un danger de santé publique la ñu am te kenn du ko wax. da ngay xool tey par exemple sunu politique yi nekkoon di def campagne présidentielle kan nga dégg fii di génn dem ci fii amee inondation di ci wax doo dégg kenn. c'est-à-dire que Sénégal dafa il faut que tamit askan wi bàyyi xel ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy jiit parce que itam lii jàpp naa ne dafa nekk li nga xamante ne état war na ko mën a régler. parce que ça entre dans le cadre de l'aménagement et de l'urbanisation de la ville. donc loolu dañu ko war a jël en charge jël ko en compte au moins pour que pas chaque depuis kañ Sénégal mi ngi koy dund. te ba pare ñuy dégg ay des milliards jàpp naa ne aussi
c'est un mais nag problème. il faut pas oublier que ni genre yi nii muy am seen arrangement la ñoom politiciens yi parce que si la ñuy profiter di dem di nax askan bi comme ni ma ko fa waxee woon keroog di leen yóbbul ay saaku ceeb ak ay diwlin. Fondation Servir le Sénégal aussi. di ci profiter def communication wam dem yóbbu ay matelas. fondation tappale la. voilà fondation tappale la arrangement la dimbale uy ma xoolal nit yi soxla ñu dëgg la ñëpp a bëgg a ceeb diwlin kii. mais le moment priorité bi du ceeb diwlin. du priorité bi moom mooy ndox bi nga xam ne mu ngi joxe maladie yi. tey jii imagine leen yéen grippe bi di am ci dëkk bi yëpp lan la lii la ndox bi la. grippe bi ngeen di dégg ni grippe bu gaaw bi temps yi hôpital boo dem fu nekk ñëpp grippé nañu. lan moo ko indi. insalubrité parce que insalubrité bi loolu la mais léegi nag le problème là il faut le régler loolu la ñu sox or c'est man non c'est que xoolal affaire waxu tappale la dama ne plan d'urgence boo xam ne léegi na ko nit yi yëg ñu yëg ne kooku directeur ONAS boobu tappale lay def. Laasana day tappale di naan ay progrès xam lan mooy progrès mooy avancé. moom affaire de bilan la war a bàyyi. bilan dara xamul dara liggéey la war a def. na wàcc. booy def bilan sax di nga. na wàcc au bilan. xam nga Abdou Khoudous man li ma ci bëgg mooy monsieur Sakho moom amul waru fi toog di ne ay waxu bilan. parce que du moment où gis nga ni askan bi ñu ngi souffrir di jooy. ñu ngi suivre télé yi yaa ngi comprendre kon moom tey warul toog ci benn média di ne moom jàpp na ni def na ab jéego ci liggéey ba nga xamante ni moom lañu tàmbali. parce que loolu c'est archi ñëpp xam nañ ni amul parce que dangay wax la nga xamante ni sax xel nangu na ko mais dafa doon la nga xamante ni xel nangu ko boppam lay nax sax. parce que mënoo gis inondation après nga ne bon man li ma liggéey kii am na ci yokkute ak aussi benn bi mooy maladie bi ngeen di wax ni santé publique bi. récemment bi ma demee Grand Yoff noonu def fa benn reportage ñoom li ñu waxoon aussi dañoo ne temps yi boo demee hôpital CTO parce que la majeure partie que malade yi fa nekk ñoom ñëpp ndox bu salte bi moo taxit ñi tëdd feebar parce que ñoom actuellement askan wi nelawatuñu xamatuñu seen doom yi est-ce que mun nañ jàng parce que bientôt ouverture tout le temps même répétition chaque année je pense qu'il est temps que aussi état ñi jël seen engagement jël seen responsabilité ñi xam lu ñu war a def ngir mun a saafara mbir mi. c'est tout à fait vrai Fatka mi ngi may wax naan temps bi jeex na waaye xam naa ni daal dinañu ko gën a yaatal ndaxte ñun daal li nga xamante ne moom lay askan wi di dund moom la ñuy toog di ko waxtaanee. nekk fi ñu nag di naan diw liggéey na wala diw liggéeyul mais c'est-à-dire que on est en train de dire ce qui se passe réellement sur le terrain. mooy la voix des sans voix bi nga xamante moom la ñuy duppee. xam naa semaine prochaine mën nañ def continuité bi. nga indi fi koo xamante ne xam-xamam màcc na jëm ci wàllum mbirum plan Orsega yooyu noonu. incha allah ñu ngi lay remercier Khoudoss. jërëjëf. d'accord alors ñu ngi koy remercier bu baax moom Abdou Khoudoss Diallo di ko jox rendez-vous semaine prochaine ci beneen rubrique boo xam ne ci beneen thème boo xam ne ngeen na wàllum immobilier léegi nag dañuy jàll di ñëw ñu jàll ci rubrique économie.